bokk na ci li ci gën a fës assemblée nationale mi nga xamante ne rek dafa adopté ci majorité loi bi ñeel terrorisme mi ñu jàppee ni rek bi kujje politique bi jàppee ni dafa liberticide ak organisation société civile bi nga xamante ne nag am na ay partisans yu bëri yoo xamante ne jot nañ leen a teg loxo mu di ay teg loxo yoo xamante ne M2D mu ngi koy condamné di ko nakarlu bu baax a baax jàppee ko sax kidnapping tey exiger ñu bàyyi leen ci ñu mu gën a gaawee bokk na itam ci li gën a fës ci biile xibaar lu toll si ñeent jàpp juróom-ñaari nit yoo xamante ne rek dañu lab ci géej bu nekk ci cité Cyprès ca Mbaaw ñu ëpp ci victime yi nag di ay xale yu góor yu ndaw bilan bi nag mën na yokk saa su ne ndax am na ñoo xamante ne ba fi mu toll nii gisaatuñ leen buñ ci boolee rek xibaaru biti réew ñees tuut ñu faram fàttal leen. Cheikh Anta Gaye nekk ci xarale gi Safietou Bandiaye ci micro bi ñu dooree xibaar yi ak assemblée nationale mi nga xamante ne rek mujj na adopté démb rek projet de loi bi soppi loi 65-60 bu 21 juillet 1965 ñeel code pénal bi nga xamante ne rek day jël en charge yenn ci infraction yi ñeel financement ou terrorisme ak piraterie maritime garde des sceaux di ministre bi nga xamante ne rek moo yore wàllu justice Malick Sall mi ñëwoon défendre boobu les projets di fësal ni rek bi les projets de loi ñu voté en procédure d'urgence day introduire ay répression de fait ou financement terrorisme yi nga xamante ne rek jotuñu ko woon boole ci loi 2018-3 bu 23 février 2018 ñeel xeex lépp lu jëm ci blanchiment capitaux ak financement terrorisme muy indi itam yeneen ñi soppite wala sax innovation yu am solo waaye itam redéfinition wu infraction association malfaiteur waaye itam répression fait piraterie maritime comme niñ ko spécifié rek ci convention des Nations Unies sur le droit de la mer bu 10 décembre 1982 député yu kujje politique bi nag ñoom giseewuñu ko noonu ndax jàpp nañ ni bile loi mbébét bi du dara lu dul rek xeex yenn ci kujje politique bi wala sax delloo ginnaaw li nga xamante ni moo di démocratie sénégalaise ki gën a ndaw ci député yu assemblée nationale sénégalaise jàpp ne nag bile loi dafa di question dafa di loi bu ñeel mbir mu am solo bu di rek mbirum terrorisme tax nag ba dañ ko waroon a expliquer nu mu gënee askan wi laata rek ñu koy jaarale assemblée nationale Mariam Soda Ndiaye di autorité yi rek ci ñuy jiital li nga xamante ne rek moo di dialogue waxtaan waaye itam expliquer askan wi ñu fa nekkal ngir rek gën a mën a dëgëral stabilité réew mi ñu teewlu ay kàddoom. Monsieur le ministre, les Sénégalais nous regardent et je pense que la question liée au terrorisme devait être débattu de fond en comble tey lépp loi bu ñu voté ci Sénégal daf ñu engagé ñun ñëpp dañuy sëkk d'accord ci même si bu fekkee ne d'accorduñ ci te waruñu ñëw ba fii di leeral la lanterne des Sénégalais waruñu xaar ba nit ñi naan suba génn leen ñuy door a expliquer je pense que séance d'explication boobu moment de communication yooyu moo njëkk jiitu ndaxte loi pour askan bi lañ koy def bu ñu demee nag ba mënatuñu expliquer askan bi loi yi lan la wund je pense que nañ ko bàyyi. ci benn communiqué bu ñu fësal waa M2D nag fësal nañu arrestation maanaam daal tegu loxo ñu bëri ci ñi bokk ci seen kuréel googule ak yeneen organisation wala sax mouvement yoo xamante ne bokk na ci rappeur bii di Nit Dof Kilifeu Y'en a marre waaye itam Simon Kouka bu Y'en a marre Guy Marius Sagna bu FRAPP Aliou Sané bu Y'en a marre waaye itam professeur wala sax docteur Babacar Diop bu FDS Bentaleb Sow bu FRAPP Gadio bu FRAPP Doyna Tigue waaye itam Y'en a marre bu Y'en a marre ak itam Mbaxaan bu Y'en a marre ak Clédor Sène Maymouna Bousso ak yeneen ni nit yoo xamante ne rek dañ leen a teg loxo mouvement M2D di nakarlu loolu ñooy mu duppe kidnapping tey exiger rek ñu libérer ay militants wala ñi bokk ci yooyu les kuréel ci ni mu gën a gaawee M2D nag di xamal wala sax di artu njiitu réew mi Macky Sall que bépp agression wala sax xoxatal boo xamante ne def nañ ko ñooñu di seeni militants yu ñu teg loxo dinañ ko nakarlu ci juridiction nationale ak internationale yi ñoom waa mouvement pour la défense et la démocratie ñoo fësal yooyu les kaddu beneen nit boo xamante ne rek tegoon nañ ko loxo démb ba mujj ko bàyyi mu di rek suñu collègue journaliste bi Alassane Baldé moom mi nga xamante ne rek ay forces de l'ordre dañ ko malmené
mu di bésu tristesse waaye itam bésu njàkkare pour liberté de la presse ak démocratie suñu sukkandikoo ci responsable rédaction bu groupe des médias ñoom ci seen bopp nag ne dinañ engagé ay poursuites yoo xamante ne rek dina leeral mbir mi waaye itam dina tax ñu topp ki nga xamante ne rek moo jëf googule jëf ju ñu jàpp ne rek teguwul ñu jóge fa rek dem fi nga xamante ne moo di Kër Massar. Kër Massar mu mel ni rek géej gaa ngi wéy maanaam daal géej yi ñu tere mu ngi wéy di rey foofule ci banlieue bi ndax démb rek am na lu toll wala sax diggante ñeent ak juróom-ñaari nit yoo xamante ne jot nañ nag seenu bakken ci géej gi maanaam daal dañoo lab ci plage bi nekk ci cité Cyprès bu Mbaaw ñi ëpp ci victime yi di ay xale yu góor waaye itam am na ci ñoom ñoo xamante ne ay rescapé lañ maanaam daal mujj nañ leen a sauver rëcc nañ ñu fàttali ne rek wala sax ñu xam le ne bilan bi mën na yokk saa su ne ndax am na ay ndaw yu bëri yoo xamante ne dañoo duggoon ci géej googu waaye ba fi mu toll nii rek gisaguñu leen Idrissa Diémé. géej gi faatal na ay doomu aadama ci biir banlieue bi gannaaw Malika bii la yoon Mbaaw mooy lim ay doomam yu fa jot a ñàkk seen bakkan bilan bi diis lool bu ñenn ñi naan ñeent ñeneen ñi sax dem ba juróom-ñaar yu ci jot a ñàkk seen bakkan te bilan ba sax mën na gën a yokk ndaxte boo xew-xew woowu doon am ay ndaw yu bëri ñu ngi woon ci biir ndox mi donte nag ñetti doomu aadama ñoom jot nañoo mucc sax ci plage fréquentée bu nekk ci cité Cyprès bu Mbaaw ay waajur yu bëri ñu ngi doon doxantu sax ngeen seetlu ndax seen doom bokkul suñu jotalab ci fàttali ni ba loolee doon am ay ndaw yu bëri ñu ngi woon ci biir ndox mi jamono ji nga xam ni sax vague yaa ngi doon enchaîné wu dal ci waax yu nekk ci plage bu ñu tere nekk ci cité Cyprès bu Mbaaw. Idrissa Diémé ginnaaw rek litige bi amoon ci diggante maire bu commune bu Sicap Liberté ak collectif bi xeex démolition marché Liberté 6 mu mel ni nag ñi nga xamante ne ñoo di boobule collectif moo nga xamante ne dafa porté woon plainte ci cour suprême mujj nañ leen a débouté mu di révélation boo xamante ne rek maire Santy Agne moo ko xamle ginnaaw bi mu arrêté woon rek yooyu la liggéey jël na ndogalu rek wéyal processus bi nga xamante ne dooroon na ko waaye nag muy xamle ni dinañ indemniser lu toll ci juróom-benni weeru location wala sax lu ko ëpp bu nga xamante ne lu ko waral moo di rek ñàkk fay ay taxes yoo xamante ne dañ ko accordé woon yooyu les commerçants ngir rek ñu mën leen recaser Fatoulaye Mbaye Diop leeral yi. Fatoulaye Mbaye Diop xam naa dinañ ci ñëwaat ci suñu yeneenu xibaar ñu jóge fa dem Mbour ca Ndiaganiao foofu nag di village. ay village nag yoo xamante ne rek dégg nañ wala sax bàyyi nañ xel bu baax a baax indemnité chef de l'état bi nga xamante ne rek daf leen ko jébbal ñoom chef de village yi ñu ne nag ñu ngi prendre acte si loolu waaye nag di sàkku rek ñu bitumel leen seen yoon bi jëm Sangara Ndiaganiao laata nawet bi rek di fa ñëw di leen yokkalub fitna ñu déglu si loolu ki nga xamante ni moo di Ndiouma Ndiaye di présidente association bi jiite chef de village yi nekk foofu lee ca Ndiaganiao ay kàddoom. ñun ñu koy lancer message appel di ko ñaan ngir yàlla fii ñu toll Sandiara Ndiaganiao Xombol bu ñu sajoon ñu góoróorale ko ci délai bu gàtt bu ñu sañoon Taseet Ndiaganiao def nañ ko Latrik dugg na Ndiaganiao bu ñu sañoon mu góoróorale ko ci fanweeri chef de village ak juróom-ñett ñoo toog nii di ñaan président Macky Sall bu ñu sanoon tey fii ci commune Ndiaganiao ci Benno Bokk Yaakaar bu ñu nekk bu ñu fay samp candidat nañ ñu sampal docteur Tening mu doon candidat Benno Bokk Yaakaar parce que ñoom ñoo toog. ñu jàll ci xibaaru biti réew. xibaaru biti réew yi dañ ko dooree ca Burkina Faso ak kujje politique bi nga xamante ne rek day suspendre participation ci dialogue politique liggéeyu dialogue bi nga xamante ne rek waroon na dooraat si ñetti fan ci weeru juillet bi ñu dëgmal parti yi nekk ci kujje bi nag fas yéene rek protester contre lu ñu duppee incapacité maanaam daal ñàkk mën-mënu gouvernement bi ci yenn ci attaques yi nga xamante ne rek dañu jàpp ni ay groupe djihadiste ñoo ko fay amal kujje politique bi nag di sàkku itam démission wu ki nga xamante ni moo di njiitu gouvernement bi ak ministre bi yore lépp lu jëm ci wàllum kaaraange ñu ngi xam le li ni mel ci benn ndaje ak taskatu xibaar yi buñ doon amal ñu wax ci secrétaire d'État américain bi nga xamante ne rek mu ngi doon
jàkkaarloog ki nga xamante ne moo di naataangoom français bi Jean-Yves Le Drian ca Paris mbirum xeex terrorisme ci Sahel bokk na rek ci poñ yi nga xamante ne jot nañ ko faa waxtaanee ci jamono ji nga xamante ne président Emmanuel Macron fësal na ay soppite yu am solo ci opération Barkhane ca Mali mu di soppite bi nga xamante ne rek warul tax ba États-Unis amal wala sax remettre en cause ndimbal bi nga xamante ne mu ngi ko doon joxe ci boobule région. ñu jeexal ca États-Unis ba tey ak ancien policier bi di Black Derek Chauvin mi nga xamante ne dañ ko condamné ci aljuma ji ñaar fukki at ak ñaari atu kaso ak li xaaj ci kaso ngir rek faatu afro-américain bi di George Floyd mu di peine boo xamante ne rek xaw na dëgër loolu tey rek fësal impact bi nga xamante ne boobu la jëye amoon na ko ci àdduna wërngal këpp pour ki nga xamante ne moo di njiitu réewu États-Unis Joe Biden condamnation bi nag dafa di lu juste mu di avis boo xamante ne rek bokkul ak bu Kimberly Wooster di responsable des secours bi ñeel George Floyd score ca Minneapolis waaye itam sympathisant bu mouvement bi nakarlu bu baax a baax yenn ci violence policière yi ñuy amal